asalaamaaleykum yéen mbokk yi waa mouvement action de Thiès ñooy ñëw di waxtaan ak yéen par rapport ak fi jamono ji toll ak feebar bi nga xam ni moom la ñuy wax coronavirus. te yéen ñëpp ngeen dégg ci professeur Daouda Ndiaye taxawaay bi mu ci taxaw kon ñun it dafay jaadu ci ñun mouvement action Thiès moom ñu indi ci suñu participation bi ñu ci mën na indi nag ni ko ñëpp bokkee d'accord ni actuellement sensibilisation rek moom mooy li war ni ñu ko gisee aussi cas yi nga xam ne moo commencé feeñ nekk ay cas communautaire kon loolu rek war na tax bépp effort bu waaye doon def nga yokk ko man nag fi may ñi nga xam ni ñoom laay jàkkaar loolu gën di wax ak ñoom mooy sama mbokk yi nga xam ne ñoo féete ci transport bi may nuyu de passage Mamadou Gueye mi nga xam ne moom mooy président regroupement des chauffeurs de la région de Thiès. may wax ni damay dégg ñu bari di wax ni il faut ñu liggéey pour ñu dund loolu d'accord mooy li am parce que kuy dund kuy liggéey da ngay liggéey pour dund mais ma jàpp ne buñ nee na ñëpp taxaw benn oto waratu la jóge ci dëkk dem ci dëkk loolu ñi ko def dañoo yaakaar ni bu ñëpp toogee seen kër feebar bi taxaw parce que feebar bi amul tànk feebar bi fu mu dem rek nit moo ko fa yóbbu kon nit ko fay yóbbu su amul moyen de transport bu mu mën a yéeg pour dem foofu kon feebar bi du dem kon looloo tax may leen a woo encore une fois yi yéen sama mbokk yi nga xam ne yéen a nekk ci transport bi gaare leen seen ay oto comme ni ñu ko waxee parce que boo contourner jaar ci suuf teggi yabe Thiès dem Tivaouane mbaa yabe Thiès dem Mbour ngir xaalis man nga yabe Thiès dem Tivaouane jële fa feebar kon su boobaa liggéey bi nga xam ne moo la taxoon di daw que ñàkk nga ko nga jële feebar bi Tivaouane indi ko Thiès yóbbu ko sa kër jox ko sa waa kër kon lor nga leen kon looloo tax ma bëgg na chauffeur sépp gaare seeni oto toog boo ko defee weer wala ñaari weer mu metti feebar bi jeex kenn ku nekk reprendre say activité la nga daan am nga di ko am ci jàmm ak salaam ak sa wér-gu-yaram man jàpp naa ni loolu mooy li gën kon ma di leen ci woowaat encore une fois yéen chauffeur yëpp gaare leen seeni oto respecter li nga xam ni moom la ñu wax ni moom mooy les gestes barrières bu ñu ko respecté rek yàlla mën na bu ñu ko respecté ca ñëpp teew yàlla mën na cee jàpp dimbalinu ba feebar bi jeex kenn ku nekk reprendre sa activité ni ma ko waxee borom chauffeur it noonu laa koy waxee dawalkatu jakarta yi kon nañ ñëpp àndandoo respecté loolu yàlla mën nañoo dimbali feebar bi jeex. voilà loolu li ma wax noonu ci transport interurbain bi la jëm parce que transport interurbain mooy jógee ci dëkk dem ci dëkk mais transport urbain ñoom ñu ngi daw ci biir dëkk bi dëkk bu nekk seen transport. asalaamaaleykum yéen mbokk yi waa mouvement action de Thiès ñooy ñëw di waxtaan ak yéen par rapport ak fi jamono ji toll ak feebar bi nga xam ni moom la ñuy wax coronavirus. te yéen ñëpp ngeen dégg ci professeur Daouda Ndiaye taxawaay bi mu ci taxaw kon ñun it dafay jaadu ci ñun mouvement action Thiès moom ñu indi ci suñu participation bi ñu ci mën na indi nag ni ko ñëpp bokkee d'accord ni actuellement sensibilisation rek moom mooy li war ni ñu ko gisee aussi cas yi nga xam ne moo commencé feeñ nekk ay cas communautaire kon loolu rek war na tax bépp effort bu waaye doon def nga yokk ko man nag fi may ñi nga xam ni ñoom laay jàkkaar loolu gën di wax ak ñoom mooy sama mbokk yi nga xam ne ñoo féete ci transport bi may nuyu de passage Mamadou Gueye mi nga xam ne moom mooy président regroupement des chauffeurs de la région de Thiès. may wax ni damay dégg ñu bari di wax ni il faut ñu liggéey pour ñu dund loolu d'accord mooy li am parce que kuy dund kuy liggéey da ngay liggéey pour dund mais ma jàpp ne buñ nee na ñëpp taxaw benn oto waratu la jóge ci dëkk dem ci dëkk loolu ñi ko def dañoo yaakaar ni bu ñëpp toogee seen kër feebar bi taxaw parce que feebar bi amul tànk
feebar bi fu mu dem rek nit moo ko fa yóbbu kon nit ko fay yóbbu su amul moyen de transport bu mu mën a yéeg pour dem foofu kon feebar bi du dem kon looloo tax may leen a woo encore une fois yi yéen sama mbokk yi nga xam ne yéen a nekk ci transport bi gaare leen seen ay oto comme ni ñu ko waxee parce que boo contourner jaar ci suuf teggi yabe Thiès dem Tivaouane mbaa yabe Thiès dem Mbour ngir xaalis man nga yabe Thiès dem Tivaouane jële fa feebar kon su boobaa liggéey bi nga xam ne moo la taxoon di daw que ñàkk nga ko nga jële feebar bi Tivaouane indi ko Thiès yóbbu ko sa kër jox ko sa waa kër kon lor nga leen kon looloo tax ma bëgg na chauffeur sépp gaare seeni oto toog boo ko defee weer wala ñaari weer mu metti feebar bi jeex kenn ku nekk reprendre say activité la nga daan am nga di ko am ci jàmm ak salaam ak sa wér-gu-yaram man jàpp naa ni loolu mooy li gën kon ma di leen ci woowaat encore une fois yéen chauffeur yëpp gaare leen seeni oto respecté li nga xam ni moom la ñu wax ni moom mooy les gestes barrières bu ñu ko respecté rek yàlla mën na bu ñu ko respecté ca ñëpp teew yàlla mën na cee jàpp dimbalinu ba feebar bi jeex kenn ku nekk reprendre sa activité ni ma ko waxee borom chauffeur it noonu laa koy waxee dawalkatu jakarta yi kon nañ ñëpp àndandoo respecté loolu yàlla mën nañoo dimbali feebar bi jeex. seen transport urbain ñu ngi dawal ñoom it dafa am charte bu ñu leen jox ki daan yeb ñeent léegi dañ leen di del yeb ñaar kon ñooñu aussi nañu ko respecté parce que loolu moom moo leen di sauver yow mi nga xam ne yaay chauffeur bi dañ la wax ni del takk masque di sol gant am na sax ñoo xam ne dañ ciy boole seen gel ci seen biir oto client bii dugg ci biir oto bi aussi na takk masque parce que fi mu nekk lu ñu mën a def rek nag système barrière boobu rek moom moo fi sës kenn ku nekk protéger sa bopp moom protéger sa vis-à-vis bi nga xam ne moom nga jàkkaar loolu kon yaakaar naa ni loolu bu ko ñooñ transport bépp respecté interurbain bi ak urbain bi nekk ci biir ñu respecté ko yàlla mën na noo dimbali ba propagation bi ñuy tiit moom du jaare ci transport. aleykum wa rahmatullah ñu ngi yëkkati suñu kàddu di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu particulièrement population bi nga xam ni ñoo nekk ci Thiès ak région de Thiès ñun nag tey kàddu gi ñuy yëkkati dañ koy yëkkati ci turu président national action mouvement action di professeur Daouda Ndiaye mais di ko yëkkati aussi ci turu cellule action 2 bu Thiès ndax ni ko suñu président national di defee ci rajo yi ak ci télévision yi ak ci journaux yi di yee askan wi ci feebar bi nga xam ni moo dugg ci réew mi te sonal population yi noonu la ñu joxe ndigal ñun ñi ko représenté ci biir région yi ci biir ville yi ñu jóg taxaw tamit def travail de sensibilisation pour gën a leeral askan wi taxawaay yi nga xam ni war nañ ko taxaw pour que feebar bi mën a dellu ginnaaw parce que feebar bi ak lawam ci biir réew mi suñu réew amul doole attan ko kon bu yeboo ñu teel a yëkkati kàddu yi pour que lépp loo xam ni dafay jëmale feebar bi kanam ñu xeex ko ñi xamul ñu informer leen sensibiliser leen pour ñu am comportement yu bees ci kaw loolu nag man dinaa insister ci sama intervention particulièrement jëmale ko ci ndaw ñi c'est-à-dire la jeunesse ndaw dafa am solo trop ci biir réew parce que am na président bu daan wax naan dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel pays tu es donc ndaw bu ñuy wax ndaw bu am importance ci am réew mooy ndaw boo xam ni am na civisme ndaw yoo xam ne ay patriotes lañu ndaw yoo xam ni ils sont animés de très bon esprit de citoyenneté loolu dafa am solo waaye dañoo remarqué ici ci Thiès gi ñu nekk bi nga xamante ni couvre-feu bi commencé na ba léegi ay comportement yoo xam ni gis nañ ko ci ndaw yi te du comportement yoo xam ni ñun rafetlu nañ ko ñun ñuy bokk ci mouvement action bu professeur Daouda Ndiaye gis nañu dans certains quartiers ay ndaw yoo xam ni ñu daan génnee guddi di toog ci seeni grand place noonu ñu ngi continuer di ko def bu ñu toogee ba police ñëw ñuy dàqanteeg police di sànnanteeg ñoom ay xeer ma ni loolu c'est de l'irresponsabilité ndaw bu responsable du def loolu parce que war nañu xam ni les forces de défense et de sécurité
ñoom dañu jóg pour aar askan wi te li kilifa yi ci kaw dogal ñoom la ñuy wéel kon ñun dañ ci war a ànd ak ñoom en tant que jeune dañu leen ci war a jàppale kon ñoo ngi invité jeunesse bi ces comportements yi nga xam ni vraiment c'est pas citoyen loolu ñu moytu ko bu baax a baax a baax gis nañu aussi au niveau de la jeunesse tey boo doxantoo dem ci terrain de football yi bëccëg da ngay gis jeunes yu bari dajaloo fa di football di pratiquer seen sport regroupement yooyu nga xam ni ñu ngi ko doon bañ parce que regroupement yooyu rapprochement yooyu dañ koy tere ci jamono ji ñu toll gis nañ ni jeunes yi ñu ngi continuer toujours di ko def te it am na mandarga bi ma ciy joxe rek mooy bërki démb bi nga xamante ni gis nañ ni au niveau de Dakar jeunes yi dañuy regrouper wu ci plage yi te foofu mën na nekk occasion boo xam ni feebar bi dafay law ci biir askan wa fay teew gis nañ ni bi police ñëwee di disperser regroupement yooyu ci plage yi jeunes yi dañuy jóg di leen sànni xeer comme ñoo leen gënoon bari police dafa dem ba reculer sax loolu vraiment ñaaw na trop ci ay jeunes ñu koy def vis-à-vis de leur police nationale. Donc ce qu'on demande à la jeunesse mooy ñu nekk qu'il soit beaucoup plus responsable ay jeunes lañu am na loo xam ni bu ñu koy xeex mag ñi di ko xeex tey di joxe ay directives ay instructions li ci ëpp ëllëg ñoom ñoo koy récolter parce que l'avenir leur appartient Sénégalu ëllëg ñoom ñoo koy yore s'il y a des avantages ñoom ñoo koy dund mais am na ñoo xam ni duñ ko fekkee kon ñoom ñi nga xam ni am nañ yaakaar ni ñooy fekkee loolu nañu fexe ba directives yi ñu joxe ñu sàmm ko mën a sàmm seen bakkan mën a sàmm bakkanu ñi nga xam ne ñoom lañ dëkkal. bu delluwul ginnaaw ba ñu dugg ci confinement total bu boobaa économie Sénégal dina nërmeelu te bu nërmeeloo ñëpp a koy yëg dinañ dugg ci coono boo xam ni réew mi mën na fay jógee balaa génnaat ci situation boobu dinañ def ay atiyaat kon foofu laa bëggoon rek insister ci jeunesse bi di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan recommandation yi vraiment ngeen dégg ko te exécuté ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaite m'entretenir avec vous à propos donc de ce fléau qui nous frappe. Il s'agit donc du coronavirus qui est bien là, bien parmi nous, à travers le Covid-19. Et c'est une menace réelle pour notre santé. Toutefois, nous avons la possibilité de faire face, avec l'appui du personnel de santé, si nous appliquons les gestes barrières. Il faut que nous reconnaissions que la responsabilité de tout un chacun est engagée. Toute défaillance peut justement nuire à ce combat et nous éviter d'atteindre notre objectif qui est de combattre le Covid-19. Nous avons donc le droit de faire beaucoup attention à tout ce qui peut contribuer à la propagation du virus. Ne négligeons aucun geste, aucune attitude qui peut nous aider à vaincre dans les plus brefs délais ce virus. Nous devons aussi faire prévaloir l'esprit de solidarité, à l'image du professeur Daouda Ndiaye, qui s'investit sans compter pour apporter un appui aux populations qui sont obligées de rester chez eux. Les déplacements, nous devons les éviter au maximum. Ce confinement personnel peut nous être très bénéfique parce que ce virus, comme on l'a dit, ne se déplace pas. C'est les personnes qui transportent le virus. Donc, si chacun reste chez soi, en principe, ce virus n'aura pas la possibilité de se déplacer. Donc, restons chez nous autant que possible et ça va nous aider à combattre très rapidement ce virus et à atteindre notre objectif, donc qui est de passer cette étape-là très difficile. Évitons aussi la stigmatisation, parce que c'est la stigmatisation qui peut justement empêcher les personnes qui ont le virus de se déclarer et ils vont continuer justement à
transporter ce virus et à le propager à travers toute la population. Donc évitons la stigmatisation qui peut nous être aussi très préjudiciable. Alors c'est ainsi que je voudrais, pour conclure, en tout cas lancer un appel encore à tout le monde, que chaque personne se dise responsable, en tout cas, de ce combat que nous devons mener à terme et le gagner obligatoirement. Donc nous comptons beaucoup sur vous et je vous remercie. maa ngi nuyu waa Action 2 Thiès yëpp Diop Sow laa tudd di Baye Fall professeur Daouda Ndiaye mouvement Action ku xam fi feebar bi toll professeur Daouda Ndiaye di nga xam ni moom Sénégal rek ko yitteel rawatina marché yi nga xam ne ci la ñu nekk mooy wax na ci turu ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu loxo muy les artisans ak les commerçants nga xam ne dañuy génn seen i kër di dugg ci marché yi di génnaat di ñibbi seen kër te dégg nañu ba tàyyi ñun feebar bi amul tànk nit moo koy jox nit kon donc marché yooyu bu ñu ciy dugg war nañu am suñuy masque di ko takk bu ñu demee ba ci marché yi itam bu fekkee yoon nañu suñu gel yii ñu jël ko di ko laal suñuy loxo bu ñu demee ba ca kër ga bu ñuy xale yi dee gàttandu aussi ñu teg leen ne ba raxasu ba pare doog a wax ak ñoom bala ngaa dugg sa kër aussi tamit nga fexe ba raxasu ak savon wala yu demee nii pour mën a dugg sa biir kër ndax loo xam ne moo tax tey jii lu mel ni Màkka ñu tëj ko tëj Kaaba Seydina Muhammad lu toll ni appel bi nga xam ne Laayeen yi ñoo koy def ñu tëj ko lu toll ni Kazu Rajab lu toll ni appel bi nga xamante ni si mooy ziar général ak yu ni demee ba ci jàkka yi kon xam nañu feebar bi fi mu toll daywaam jéggiw na daywa kon donc loolu la ñuy sensibiliser nit ñi pour ñu gën a xam li nga xam ne moo mën a tax feebar bi arrêté mooy kenn ku ci nekk nga muñ ndax muñ yàgg na tey ji ku ci feebar tëraloon li nga doon bañ di nga ko def di nga dugg ci hôpital yi wala nga dugg sa kër tëdd comme nag loolu pour ñu daw ko mooy li nga xamante ni si moom la ñu professeur Daouda Ndiaye wax digal ñu ko di ko xeex bu yàgg ba tey ci télé yi kon ñun loolu xeex boobu ci la ñuy jéem a xool ci moom li muy xeex ñu xeex la ko mooy que ñuy raxasu ak saabu suñu loxo bañ di dem ak a dikk te respecté couvre-feu bi respecté feebar bi xam ne feebar bi lu am la te itam xëy na peut-être teel a jóg gi nga xam ne Sénégal teel na koo jóg rawatina professeur Daouda Ndiaye sensibiliser nit ñi xëy na peut-être mënoon na gën a garaaw nii mais tey ji bu demee ba nii ñoom ñu ngi ciy liggéey di ci bay seen waar kon ñi nga xam te ñun la ñuy protéger ñu jéem a góorgóorluwaat tamit bay ci suñu waar muñ tuuti rek feebar bi dem ñu continuer waat suñu activité asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen ziar di ñaanal ñëpp di ñaanal sama bopp tey nag dama doon wax tuuti ci sama mbokku jigéen ñi que ak xew-xew bi am nga xam ne feebar bi nga xam ne jaaxal na nit ñi mais jaaxalul suñu borom donc ñu jàppale ministère de la santé jàppale professeur Daouda Ndiaye mi nga xam ne depuis ba loolu amee ba tey toogatul lépp mi ngi ciy def di jàppale population bi pour li jóge fi ni ñu mën a dimbalee ñun nag suñu mbokk jigéen yi ci professeur Daouda ci taxaw tànk yi muy dox ak ministère de la santé mooy ñu topp ndigal li ñu sant jigéen ñi nañu moytu marché yi parce que marché yi bërëb la yoo xam ne bërëb bu daje la bu mënee ñàkk ngay dem sax benn yoon par semaine wala fukki fan yu ne nga dem benn yoon marché ñëw denc te xale yi ci kër yi te borom kër yi tamit ñu toog parce que feebar bi contact la contact moo koy joxe diggante nit ak nit du loo xam ne mooy demal boppam jàpp nañ ne nag bu nit ñi toogee seen kër yi xëy na feebar bi du law ñu boole ci tamit raxasu bi di raxasu bu baax ku ci génn bu génn mënut a ñàkk boo dugg si nga raxasu ba set ak produit d'entretien yi ñuy teg ak matukaay yi gel yi nga xamante ne moom la ñuy distribuer aussi ku ko ci am nga di ko bàyyi sa buntu kër moo ko ndoxu raxasu bi di raxasu dana ci am njariñ bu baax di soññ xale yi di soññ mag ñi parce que ñun jigéen loolu mooy suñu rôle ci loolu nag maa ngi ñaax sama mbokku femme de développement yi nekk ci Thiès yépp di ñaax bàjjanu gox yi nga xam ne ñoom tam seen liggéey boobu ba léegi ñoom tamit tooguñu ñuy wax ak population bi di wax ak kër yi di waxtaan ak ñoom ñu xam ne feebar bi lu am la
lu am la et que ñu ñaan suñu borom bu ñu defee lu ñu war a def yépp ñaan yàlla mu jële ko fi ci alhamdulilah rabbi alamin walla. salaamaaleykum rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di nuyu waa Thiès TV fi teew tey teewal fi waa action 2 bu Thiès di leen gërëm di leen sant ci teewaay bi. Bon, comme lu leen fi andi woon tey su toujours parler de Covid-19 comme c'est d'actualité ñëpp ngi ci xeex tiital na ñëpp kenn mënatul dund normal moo tax ñu daje fi tey pour mieux sensibiliser encore la population par rapport à ce fléau vraiment qui sévit dans le monde et di ñaan aussi yàlla teggil ñu ko bu gaaw a gaaw waaw man maa ngi tudd Mame Yacine Soumaré madame Diawara di sage-femme ci district sanitaire de Thiès nekk membre actif de action de Thiès bu professeur Daouda Ndiaye comme nu ñu ko ministre de la santé di ñu ko waxee ak suñu médecin chef de région docteur Malick Ndiaye ainsi que notre médecin chef de district docteur Faye ñun waa action mu nekk ci santé di liggéeyal district bi ñun tam dañoo ñëw tey ci ginnaaw professeur Daouda Ndiaye andi sensibilisation encore une fois de plus parce que du doy chaque fois dañu war ñëw di yokk fu ñu ko mënee wax di ko wax waaw moo tax tey ñu ñëw jàkkoor la waa Thiès TV pour population Thiès vraiment di leen ñaaxaat ñuy déglu lu ñuy wax ñu topp ko pour éviter feebar bi dal suñu kaw pour un premier temps comme lu ñu wax nañu toog suñu kër nit yi nañu toog seen kër toog leen seen kër loo xam ne nag mënut a ñàkk am na ay mesures yi ngay jël nga dem régler sa problème ñëwaat dellu si waat sa kër te pépp fi ngay dem na nga dem ak set te sooy dem ak set tamit da ngay ñibbi seeg set ñun ñuy personnel de santé si ñun laay commencé dañu war a dem liggéey waruñu daw service yi et il faut accueillir convenablement les patients mu am ak mu ñàkk am parce que mënoo daw nit te xamoo sax ni yow mi am nga donc il faut bien se protéger d'abord recevoir convenablement les patients comme nuñ lañ ko waxee l'accueil là ça demeure toujours il faut bien les accueillir mieux les accueillir se protéger d'abord pour protéger la population et pour se protéger soi loolu laay ñaax sama mbokk yi ñu nekk ci bureau yi hôpitaux yi di liggéey toujours se protéger et protéger la personne qui vient te c'est toujours les sensibiliser aussi parce qu'on a été formé pour cela waaw nañuy raxasu sañu loxo yi ba mu set avant acte bu nekk ak après acte bu nekk patient bu ñëw ci hôpital bi ñu ngi def ay dispositifs ci buntu hôpital yi ku ci nekk balaa ngay dugg ci hôpital bi na nga taxaw raxasu bidon yaa ngi fa saabu baa ngi fa raxasu ba set jël sa mouchoir fomp du def sa masque dugg ñu consulter la normal après sooy génn nga raxasuwaat parce que hôpital milieu de germe la nga raxasu ba set soo delloo sa kër am si balaa ngay dugg ci kër gi na nga raxasu ba set dugg parce que da ngay fekk say njaboot set bi ci kër gi tout le temps da ngeen war di raxasu nit bu fa ñëwee na raxasu balaa muy dugg suy génn tamit na raxasu te bu leen fàtte aussi masque yi peut-être dañu ne yu ñuy jaay baax na baaxul mais masque la ça permet à la protection ñu jënd di protéger wu di protéger suñu njaboot yi waaw ku ci yëg feebar nag sa kër ga si ñu ñuy wax nañ ko fièvre sëkkët yaram bu tàng bi mooy fièvre bi sëkkët bi tayal bi yooyu yëpp ku ko sentir na nga woote ci numéro bu ñuy joxe chaque jour ñu ngi koy joxe ci télé bi ñu ngi koy joxe ci rajo yi ñu ngi koy afficher partout action defoon na ay affiché ko un peu partout di woote balaa ngay jóg soo sentiree signes yooyu ñuy wax na nga woote ci numéro boobu ñu dalal la ñu xam nan ngay def ak ñun te nga toog sa biir néeg te bul génn ci sa njaboot na nga toog sa biir néeg fexe bay woote ak portable mën nga communiquer ba ñu fekk ci la su fekkee amoo signes yooyu itam nga feebar bul ne du ma dem hôpital parce que mën naa ko fa jëlee hôpital soo ñëwee dinañ la protéger hôpital on est là pour faj nit yi pour def seen wér-gu-yaram donc bul naan du ma dem hôpital parce que hôpitaux yu bëri dañ leen déserté te avant Covid nit yaa ngi doon ñëw te avant Covid y avait d'autres fléaux te ñu ngi doon ñëw ci hôpitaux yi y a le fléau du VIH et tout ça donc ñëw leen nga ngeen di faju soo xoolee boo xool résultats yi ñuy joxe chaque jour malade yaa ngi wér képp ku feebar dinañ ñu wér na am nañu ñibbi donc dem leen ngeen faju feebar la comme toute autre feebar comme toute autre maladie dem leen ngeen faju
femme enceinte boo xam ne sa visite jot na femme boo xam ne sa visite planning jot na ñëwal nga ñëw def sa visite ñëwal nga def sa planning doo fa jëlee feebar bi parce que là ñu ngi protégé wu pour bañ a feebar bi bañ leen dal waaw comme nuñ ko waxee daal raxasu leen ba set dem fi ngeen war a dem seen yitte bu am solo dem régler ko dellu siwaat regroupement amul daje amul ngeen dellu faj seen soxla ñëw parce que mun leen tëju si kër gi aussi waaw war ngeen dem wuti dund pour njaboot bi waaw soo leen demee daal lu ko télé di waxee lu ko ministre bi waxee lu ko président de la république waxee lu ko président Daouda Ndiaye bu action waxee day leen suivre yooyu ba salaam di ñaan feebar bi jóge feek jàmm ak salaam bu gaaw a gaaw a gaaw ndax ñu mun a delluwaat suñu activités yi parce que namm nañ leen ba salaam di dollawaat sami si école bi xale yi parce que ñun tamit ay yaay lañu xale yi nañ leen téye si kër yi nañ leen téye si kër yi di ñu leen di sensibiliser télé yi ñu ngi fay joxe ay cours ñuy suivre cours yi ñu def lecture di def ay exercice di xool seen cahier yi seen programme yi passé ñu leen di jox ay exercice ñuy jàng si kër yi bu ñu leen bàyyi noonu rek ñu nekk si net bi wala leneen waaw ñu foofu tamit dina leen permettre ñuy sensibiliser ñu jàng bañ a fàtte seen jàng yi parce que léegi ñu delluwaat incha allah waaw merci wasalaam